asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu mbokku jullit yi fi teew yépp di nuyu mbokku taalibe yi fi teew yépp kenn ku ci nekk ñu nuyu la ci sa tur ak ci sa sant di santaat bu baax a baax sunu borom subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni moo ñu boole defal ñu tawféex ba ñu mën a bokk ci jotaay bi di ko sant ci lu bare te lu ñu ci xool càmbar ko rek ba mu jeex dañuy gis ne du logique bu doomu aadama rek moo ñu ci boole waaye tawféexam la ak kàttanam ak nammeelam kon ñu koy sant bu baax moom sunu borom subhanahu wa taala di santaat yàlla bu baax a baax ci dëkk bii nga xamante ni fii la waxtaan wi amee muy Touba sant bu baax a baax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul santaat bu baax a baax tamit ci waxtu wii mu am ak jamono bii mu am ak weer wu tedd wu màgg bii nga xamante ni ci la ñuy def waxtaan bi muy weeru safar di ñaan suñu borom rek lépp loo xamante ni borom bëgg na ko ci muy ci dëkk bi muy ci weer wi muy ci bés bii ñu jëm suñu borom defal ñu ci kàttan ak tawféex ba ñu man koo jëfe ba màng ci leer yooyu ak yiw yooyu lu màgg di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir sunu borom guddal fanam yokk ko wéram ba li nga xamante ni yépp moo ngi koy naal di ko bëgg liggéeyal ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sunu borom defal ko ci lu kawe njortam ak ñi mu ko àndal yépp njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yépp di gërëm bu baax kilifa yii ñu fi fekk yépp kenn ku ci nekk buñ sañoon day jaar ci sa tur jaar ci sa sant bu ñu sañoon nit nii mu demee sax ba xam naa ne jamono ko indi ba ñu toog ci kaw nii sax du demee noonu ñu ciy jéggalu bu baax di gërëm bu baax a baax kenn ci ñoom muy Serigne Saliou Serigne Modou Fati Khari di sunu kilifa ñu teg ngërëm li ci loxoom mu jàll leen ñi ko ci kilifa yi fi teew yépp muy délégation Serigne Ahmadou Badawi ak Cheikh Ahmadou Rafahi Mbacké ñun ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di gërëm bu baax tamit sama wëllëre yi nga xamante ni fekk naa leen fi tey muy Serigne Abdoul Khadir Ba Majalis moom matuma ci moom seede ndax kóllëre bu yàgg bu dëgg ak cofeel bu dox suñu diggante ma naw ko lool ci liggéey bi nga xamante ni moom koy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fii ci Touba ak fële ci Dakar ak fu bari ci biir Sénégal di gërëm bu baax Serigne Mamour Amdi moom yàlla dafa dogal man maa def ay pexe ba jokkoo ak moom ngir rafetlu liggéeyam boo xamante ni gis naa mu koy liggéey ci yoon bi kon sëñ Mamour sama xol sedd na bi ma ñëwee fekk la ñu bokk jotaay boo xamante ni xam naa ne ndimbal la ak tawfeex ci man di gërëm bu baax koo xamante ni nag lii ñuy def doyen la ci ñun muy Serigne Lamine Diouf bu Hizbut Tarqiyyah ñu seen ko nële ci ginnaaw sant bu baax ci fekk gi mu fekkee jotaay bi nga xam moom précurseur la ci lii ñuy def de façon générale waaye ci fii mu koy defee ci segment bii mu nekk muy tollu Cheikh Ahmadou Bamba bi moom da cee nekk boo xamante ni ci lañ ko fekk mu nekk royukaay ci ñun di gërëm bu baax waa Rafah TV di ci jiital Serigne Moutala ñoom sëñ Abdoulahat ak ñoom ñëpp ñoom Cheikh Tay ak ñoom Soxna Diarra ak ñoom ñëpp ci seen liggéey ak seen taxawaay man ak Rafah TV nag c'est une longue histoire ndax ba sëñ Moutala di def su Serigne Ahmadou Rafah yi def xutba mu koy filmer portable am yaakaar naa à l'époque boobu la ñu commencé woon am relation man ak moom moo koy suivre yenn saa yi ñu jokkoo man naw ko lool ci taxawaayam ak détermination ak yitteem moo tax thème bi mu ko choisir ci loo xamante ni man ak moom waxtaanuñ ci laa xam ne am na conscience ci mission bi mu am ak responsabilité bi mu am mais surtout ci fii nga xamante ni fi la ko yàlla nattoo mu ko fi exercer muy Touba te loolu dinañ si dellu si waat ci biir waxtaan bi waxtu bi dafa gàtt moo tax dama koy tënk rek comme ay borom xam-xam ñoo fi toog dama koy tënk rek xam naa après ci discussion yi dinañ mën a dellu si waat ci yu bari
média et société. Déjà lii njëkk a leeral mooy média su amee société moo am moo tax mu am société mooy am ba pare ñuy xool seeni convention sociale yu ñuy doxale maanaam seeni code sociaux yoo xamante ni moom la ñuy doxale nan la ñuy def ba dund gi mën a mucc ay ci seen biir ndax daje nañu ba noppi comme yàlla dogal na daje nañu ba noppi bokk nañu ab pàkk ba noppi yàlla dogal na it kenn ku ci nekk mënul di dund rek faaw ñuy jëflante di demlante ak di dikkalante di jokkalante yenn saa yi ñu tooñante di war a jéggalante yenn saa yi ñu tooñante te du ñu mën a jéggalante ci suñu biir am leneen lu ñu war a àtte ngir kenn ku ci nekk ñu jox ko lay àqam ku jël àq keneen ni ñu mën ko delloo àqam loolu mooy am société daal di am ci biir loolu nag jamono di dox lu yàggoon la sax xëy na dañ ko formaliser wul woon ndax média loolu kon mooy société média mooy toute forme de diffusion loo xam ay canal yoo xam dinañ koy utiliser pour mën a jottali xibaar kon lu yàgg am la ba àdduna sosoo mën nañoo waxee noonu wala lu ko jiitu sax ndax bu ñu xoolee ba ci suñu borom subhanahu wa taala ni mu jëflantee malaayka yi ni mu jëflantee ak yonent yi dinañ xam ne kon gënoon naa sori waaye loolu du ñu ci ñëw ndax day sori loolu nga xam ne kon jamono bu nekk dina am fu information di jóge di am fu mu dem donc canal yi nga xamante ni moom la ñuy utiliser mu nekk par voie imprimée wala par voie électronique donc loolu mooy média ci ni nga xam ne noonu lañ ko mën a tënkee ci biir boo ko bëggee toj mu ñëw ci xeetu médium yi nga xamante ni am na mu am télévision mu am rajo mu am presse écrite am léegi nag ce qu'on appelle les nouveaux médias muy li nga xamante ni loolu mooy réseaux sociaux yi te pour man loolu moo waral coow leeg njàmbat bi yëpp en tout cas bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo accéléré li tax suñu société ak suñuy borom xam-xam war a ittewoo surtout chercheurs yi war a ittewoo mbir mi nga xamante ni jamono indi na ko ba mu nekk ci suñu biir ñu gis jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi koy indi ci suñu dëkkin ñu gis jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi koy indi ci lu ñuy wax les codes culturels te dinaa ci dellu si ci inconvénients yi su boobaa nag dafay jar ñu def ci taxaw seetlu ba xool lii bu dakkut fan la mën a jëm ndax dañoo war a wëlbati jubloom wala ndax dañoo war a yëkkati yitte ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko amee muy kii pratiquer média ak instrument bi mu yor nga xamante ni foo takk dangerosité am foo takk puissance am foo takk pouvoir am daanaka jéggi na dayoo keroog rek damay waxtaan ak borom xam-xam bu tudd Cheikh Abdoul Ahad Sané mu ne ma pouvoir du média moom li ko ci gën a impressionné mooy mën nañoo jël léegi lu bon baaxal ko ba mu baax ci bëtu nit ñi wala ñu jël lu baax bonal ko ba mu bon ma ne ko sax am na ku ma mës a dégg mu ne moom média yi mës nañu koo bonal ba nee na bu xëyee jàkkaarloo moom ci seetu boppam danaan noo kii du man nee na dem na sax ba bëggatul boppam ba ñàkk confiance ci boppam te loolu bu fa nit eggee moo ngi dugg ci benn crise existentielle boo xamante ni su amut lu ko téye dellu si ko rek musiba kon les chercheurs ñi nga xamante ni ñooy borom xam-xam yi ak ñi nga xamante ni ñooy yarkat yi xam nga tey jii bi Covid 19 ñëwee dañu fëgg chercheurs yépp ci laboratoire yi gën a mag ci àdduna ne leen am ngeen responsabilité bu mag mooy lii fi dugg di mbas mi wax leen nit ñi nu ñuy def ba mucc ci loolu wàllu zahir la waaye ci wàllu baatin tam dañoo am ay généralistes ak ay spécialistes ci wàllu xel ci wàllu xol ak ci wàllu ruux ñoom tamit su mbir yi amee dañuy interpeller seen responsabilité ak seen mission ci ne waaw nan la ñuy def kon ba mën a defar nit ki ba yëkkati ko fii nga xamante ni fii la bëgg a nërmeel boppam ba delloo ko ci fi nga xamante ni loolu la suñu borom bëgg ci moom loolu la it borom dëkk bi bëggoon ci ñun mooy delloo doomu aadama ci melokaanam bi nga xamante ni moom mooy bëgg na rafet donc média ñëw na société ñëw na puissance feeñ na ci pouvoir feeñ na ci influence feeñ na ci li nga xamante ni moom mooy population yi puissance boobu nag ak influence boobu am na solo ci benn fan ndax wax naa ko léegi ne lu yàgg ba jamono amee ba tey wala ba àdduna amee ba tey dañuy soxla di amee information waaw bu ñu amee information foofu tamit suñu ko temps bi mayoon mën nañoo ñëw leeral sax ci différence sama communication ndaxte loolu it lu ñuy jaawale la ci jamono bi te lenn lu ci nekk métier boppam la lenn lu ci nekk science boppam la
donte dinañ am ay similitudes waaye am nañ ay différences yoo xamante ni ay différences yu fondamentales la te souvent jaxase gi sax dina am lu bari lu muy indi ba ci ki nga xamante ni dafay toog di joxe information su fekkee ne dafay jàllale boppam comme un communicant su boobaa nekkatul ci information waaye ci communication la nekk et bu ñu waxee communication ñoo ngi ci valorisation ñoo ngi ci influence souvent sax ñoo ngi ci manipulation des masses donc loolu it ay buntu la yu bari yoo xamante ni xëy na du fi xaj donc influence bi nga xamante ni média dina koy am lu mën a am solo la ndax tey jii ñépp a ko ittewoo ngir mën a toucher ndax média vocation première am mooy toucher un public extrêmement large nan laay def ba lii may wax wala nan laay def ba bu weeru safar bi teroo Cheikh Mouhamadul Muntaka woo Cheikh Mouhamadul Bachir ibn Cheikh Abdou Khadir ne ko de am naa xibaar boo xamante ni bëgg naa tey fépp fu taalibe nekk jot ci wala lu ëpp boog ci taalibe yi jot ci lu ëpp ci jullit ñi jot ci fu ñu mën a jaar fan ngay jaar fu dul ci média yi ci média classique yi ngay jaar muy télévision rajo ak presse écrite ak ci médias sociaux yi ngay jaar kon am na solo am na lu ko gën a jiitu it waaye dankaafu woon nañu it nañu bu xibaar ñëwee nañu ko càmbar filtre léegi nag foofu la éducation des masses di duggee ngir am solo ngir mbir moo gis rek jàpp naa ne bu mu mën di nekk ni mu mënee jëriñee wala lu ci ëpp bopp noonu la mën a lore léegi nag tout dépend de l'usage ban jëfandiku lañ ci am tout dépend aussi de ki nga xamante ni moom moo koy jëfandikoo ak ban ambition la ci am ak ndax moom waajaloon nañ ko ngir mu mën a jëfandikoo loolu nga xamante ni moom mooy média bi waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci média yi ba xëy na sëñ Moutala ak seeni kilifa daal di yittewoo waxtaane ko tey ñooñu nga xamante ni ñooy jëfandikoo média yi bàyyeekoo wuñu planète Mars bàyyeekoo wuñu beneen planète duñu ay extraterrestres ci biir société bi la ñu bàyyeekoo kon ñi bàyyeekoo ci biir société bi ñoom ñooy dem ci média yi di ko utiliser kon bu jafe-jafe amee xëy na dinañu joxar bi baaraam ñi nga xamante ni ñoo téye média yi waaye su boobaa aussi dinañ questionner environnement sociologique bi nga xamante ni moom moo leen produire donc ay bunt ay réflexion rek lay tijji ba nga xamante ni kenn ku ci nekk su boobaa acteur bu ci nekk dinañ la mën a interpréter ci sa rôle ak ci sa responsabilité bu dee baax na ban responsabilité nga ci am waaye bu dee safaan nga it am na ban responsabilité nga ci am donc kon avantage yi duñu ko discuter lu am ay avantage lu am tamit ay inconvénient la inconvénient bi nga xamante ni tamit gis nañ ne moom la gën a jur te jamono indi ko mooy li ñuy wax éclatement des systèmes de valeur médias yi loolu dafa nekk beneen jafe-jafe boo xamante ni dañu ko am parce que ci ñoom la ñuy jaar di def promotion valeur wala sax promotion anti valeur wala promotion kuy incarner ay valeur yu ñu partager parce que waxoon naa léegi ne suñu vie en société dafa laaj ñu partager ay valeurs bokk ay centre d'intérêt foofu laay jeexale sax su ma ciy ñëw ci le cas spécifique de Touba donc su fekkee ne éclatement des valeurs am na te médias yi di ci jouer rôle bu mag a mag parce que su boobaa ki nga xamante ni moo wéet ak ay nitam di leen yar dafa am beneen autorité buy exercer influence ci ñoom te du ko yëg muy médias yi que ça soit les médias classiques que ça soit les médias nouveaux benn borom xam-xam bu tudd Dominique Voldon nekkoon Québec Canada def ci benn jàngat bu am solo bi mu defee safirula France la nekk mais ki nga xamante ni moo njëkk a def jàngat bi dafa tudd McLuhan moom France la moom Québec la nekk mais Dominique Voldon moom moo nekk France di gëstu di nekk chercheur ci wàllu média ak société comme li ñuy waxtaane nii ci CNRS mu def benn gëstu wax ne Dominique Voldon bind benn téere daal di koy tuddee McLuhan ne répond plus McLuhan moom mooy ki nga xamante ni moo njëkk a génne baatu village planétaire village global moom moo ne woon avec les technologies de l'information et de la communication adduna bi dootul nekk ay gox yu fasantikoo yu wuute nii ci adduna bi ni mu demee woon bokk nga xamante ni dara mën naa xew fenn ba jeex te ñi xew ci nekk feneen du ñu ko yëg McLuhan ne léegi ak nouvelle technologie de l'information yi
àdduna bi léegi benn village lay nekk, benn dëkk-dëkkaan rek lay nekk. bi Dominique Volton ñëwee daal di saytuwaat gëstu ba kooku defoon McLuhan te loolu moo am solo ci gëstu, loolu moo tax gëstukat yi jamono bu nekk dañ leen di interpeller ci seen responsabilité mooy ñoom sëñ Abdou Khadre rek ñoom sëñ Mamor jamono bu nekk li ñi fi jiitu woon li ñu gëstu woon ba pare yow mii ñëw dañ ciy amaat beneen responsabilité ci càmbaraat ko daal di ciy jeter un regard souvent même critique pour xool nan ngay def ba am loo ci dolli wala loo ci jël ngir gën koo mën a réactualiser ngir nit yi jamono mën cee jëriñoo. te bu ñu xoolee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul def na ko ci téere yu bari yoo xamante ni fekkoon nañu taalif ko dëppootul ak jamono waaye am lu am solo lu ca nekk mu jël ko dëppale ko ak jamono daal di étudier la sociologie ak l'anthropologie ci nitu jamono xam ne sama nitu jamono kat bu ma leen bàyyilee téere yi ci ni ñu ko bindee ci façon bi ñu ko bindee xëy na du ñu ko mën a jëriñoo loolu moo tax mu jël ko tëgg ko yeesalaat ko defar ko ba mu gën a mën a jàppandi ba sama classe gi nga xamante ni sax jànguñu xamuñu dara mën cee jëriñoo donc loolu tamit lu ñu koy delloowee njukkal la léegi ñun ñi dañ ci am responsabilité liggéey boobu nag moom la Dominique Volton def ci liggéeyu McLuhan daal di waxoon ne village global la ñuy dem avec les technologies de l'information et de la communication mooy li ñu tuddee woon les NTIC les nouvelles technologies de l'information et de la communication te léegi ñu ne nekkatul nouvelle technologie léegi TIC rek la technologie de l'information et de la communication médias yi daal di ciy dugg léegi Dominique Volton wax ne dañoo jàppoon ne avec ces nouvelles technologies on allait communiquer plus mais mu ne on s'est rendu compte qu'on ne communique plus jàppoon na ne on devait communiquer plus mais on ne communiquait plus ñu ne ko waaw loolu lan moo tax nga wax ko mu ne ndax Djibril Fall yow da ngay jóg tey ànd ak sëñ Abdou Khadre Ba ngeen dem ci benn jotaay ne da ngeen di toog pour waxtaan kenn ku ci nekk yittewoo waxtaan ak ñi nekkul ci jotaay ba à travers les téléphones waaw nga xamante ni su ngeen toogee yéen kenn ku ci nekk mu ngi yittewoo xam information ban moo xew léegi ci sa fil d'actualité waaw yaa ngi xool fil d'actualité bi à la minute lan moo xew yow léegi ñëw nga pour waxtaan finalement waxtaanatoo te loolu mën naa feeñ sax ci jotaay bi tey jii ñu bari au lieu que ñu teewlu waxtaan bi te pourtant moo tax ñu def ay kilomètres dañuy nekk ci seen téléphone loolu te nekk gi ngay nekk ci sa téléphone pouvoir la boo xamante ni nouvelle technologie yow teg na la ko te yow yëgoo ne moo ngi am influence ak pouvoir ci yow te sañoo koo bañ nga xam fi mu ne ni même boo demee sax ci kilifa di waxtaan ak moom doo mën a résister sax à l'envie de l'enregistrer ou de le filmer loolu moo tax kilifa yu bari léegi booy dugg ci ñoom dañ naan la sa téléphone bi kat bu mu duggaale ndax xam nañ li tax ñu wax ko donc loolu it nekk loo xamante ni yarkat yi ak gëstukat yi dañ ci am responsabilité